Xuna Bamba moo fi uutu si yonnen te misaal mi lu wér la fil Qur'aan kuray bay damoo ni gum ndeyam baayam bu baax lu sew tey damoo Seex Bamba ngir moo fi xotti baax. kon ñu ngi fii ci Paris ci bureau association SOS Casamance jàkkaarloog le président de l'association monsieur Amadou Sylla fii si kon rue 22 Goutte d'Or fekk fii président de l'association SOS Casamance Amadou Sylla fas yéene waxtaan ak moom ci liggéey bu mag bi nga xamante ni l'association SOS Casamance ñu ngi koy def fii ci Paris Amadou Sylla ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm si télévision Lamp Fall. waaw ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant di leen gërëm et puis di kontaan bu baax a baax seen teewaay bi fii. association SOS Casamance mun nga ñu wax kañ la door ay activités am fii ak ci lan lay yëngu. waaw association SOS Casamance day association boo xam ne yàgg na lool parce que def na fi mu nekk ni 23 ans d'existence. Donc mu nekk association boo xam ne li ko taxoon jóg maanaam pour en tout cas jàmm Casamance la woon fekk nit ñu baaxu foofu tamit dëkk fa yàlla def ni tamit ñuy dox ba àgg fi tamit daa nekk boo nekkee si dëkk pour ñun lu ñu gëmoon rek boo nekkee si dëkk da nga ciy bokk. te ni si mënee bokk tamit kenn ku si nekk ak noo ko sentiré ak noo ko mënee loolu moo tax nag fii bu ñu fi ñëwee tamit première fois bu ñu dugg see fii si dëkk bi daa nekk si quartier bi lañu dëkkoon donc dëkk fi 46 rue de la Goutte d'Or donc mu nekk situation boo xam ne bu ñu xaawoon jaxase la jamono yooyu parce que boo jógee Sénégal nekk université jàng ñëw fi ñu indi la si quartier bi mel ni nga ne mais fii mooy Paris déstabiliser la carrément. Donc après loolu tamit def naa bokk na si loo xam ne tamit moo gën a tax yenn engagement ñu am ko si territoire bi parce que au départ doon suñu vision waaw ba ñuy fekk fi tamit ay sénégalais ñoo xam ne suñu mbokk lañu nekk ci ay dundin yoo xam ne yu xaw a métti la si wàllu éducation seen doom si wàllu intégration si dëkk bi si wàllu ak yelleef doomu aadama nga xam ni seen droit la te ñàkk ko xam parce que tout simplement xëy na dañoo seen njàng maanaam seen dëgg kàllaama tubaab xaw na des te it ñàkk dëgg kàllaama tubaab tamit dafa am loo xam ne ay gàllankoor lay indi si dëkk bi parce que maanaam si wàllu éducation ak yenn démarches yi donc yooyu dañ ko seet loolu dafa nekk loo xam ne moo ñu jël a poussé à un moment donné ñu wax ni ñun kat suñu xeex du woon fii mais ndegam ñëw nañu bëgg a bokk si dëkk bi ala kulli alim kon fii tamit am na loo xam ne waar am na fi te waar la joo xam ne jëmul si ñenn ñu dul suñuy mbokk nga xam ni ay sénégalais lañu ay maliens lañu ay yeneen xeeti lañu ay naar la ñu demee noonu nga xam ni ñoom ñëpp ñoo nekk si benn situation parce que émigré lañu waaw après yooyu tamit moo taxoon ñu commencé nag di xalaat am yenn activités ñu fi tàmbali woon tamit depuis plus de 15 ans nekk si soutien scolaire d'abord di jàppale xale si seen wàllu njàng dem ba si ñu tàmbalee ko si loolu bu ñu demee ba si biir gis ni tamit mënuñu yem si loolu parents yaa ngi fi tamit ñooñu am na lu ñu soxla loo xam ne wàllu accès à la langue française ñu xool alphabétisation foofu la ñu commencé dugal wàllu alphabétisation jàppale parents yi pour ñu mën a làkk pour ñu mën a di wax di làkk français di comprendre loo xam ne mooy seen droit mooy seen nu ñuy defee seen démarche administrative nekk si yooyu et puis dem ba si biir gis ni tamit yooyu tamit dafay jur yenn xalaat yoo xam ne wàllu accès au droit lutte contre les discriminations nga xam ni parce que pour la plupart des gens yoo xam ne xëy na dañoo ñoo xam ne seen droit pour ñu discriminer day yomb lool kon da ngay gis ni yooyu yëpp tamit ay question la yoo xam ne day tege après yooyu tamit ñu dugg si nekk si et puis yàlla di dox ñuy dox affaire bi di law ba ñu am taxawaay boo xam ne si koñ bi bokk ko waa quartier bi yëpp ak waa dëkk bi yëpp kenn ku si nekk autorité tamit rafetlu lool taxawaay bi ak lu ñu fiy def ak demee noonu parce que def naa ne avant ñun amoon na ñu fi nekkoon wax dëgg yàlla mais tamit ñun bu ñu ñëwee daa nekk dafa am loo xam ne soppi na ko
si wàllu relation bu kuréel di am diggante seen diggante ak ñi fi nekk comme ay gan et puis soppi na tamit lu bëri loo xam ne voilà perception boobu ak xale yi tamit gën a gis seen bopp ci lu ñuy def parents yi tamit gën a gis suñu lu ñuy def et puis mu nekk loo xam ne kenn ku si nekk xam ne rek approprié ko parce que quand même ku ko ñu koy animer souvent dañoo ñëw dëkkuñu fi dañoo ay tubaab donc xam nga pour ñu communiquer day yomb parce que man ab malien bi ñëw fi bi wax ak man day gën a yomb parce que bu ñëwee fi tamit daa nekk day gis boppam si lu ñuy def rawatina ab sénégalais donc day gis ni kon même naar yi sax bu ñu ñëwee fi daa nekk sañ-sañ bu ñuy am di wax ak ñun ak dal bu ñuy am di wax ak ñun xëy na bu ñu su ko sekkoon ak ñeneen ñi doo demee noonu kon loolu tamit day wane rek culturellement dafa am loo xam ne bokk nañ ko te it dañ si sant bu baax a baax parce que après ñun dañuy proposer lal mais dañuy gis ni rek loolu lu ñuy def nii habitants yi seen bopp ñoo ko approprié def ko seen programme seen projet donc ñu nekk si loolu bu ma ko tënkee rek nga xam ni kon si wàllu éducation la ñuy faral di yëngu lu bëri alphabétisation soutien scolaire lutte contre les discriminations bon et puis loolu tam yëngu si loolu tamit parce que ba léegi côté Sénégal tamit ñu ngi siy liggéey ci wàllu éducation wàllu santé di tabax ay classe si ay gox di jàppale soxna yi foofu tamit donc yooyu programme yooyu tamit ñu ngi en cours. mu mel ni aussi am ngeen ay des relations avec les autres yeneen associations yi nga xamante ni ñu ngi si dëkk bi doon ay associations africaines. ñoom it peut-être même bu doonul si même domaine bi aussi ñu ngi œuvrer aussi dans le social ak faciliter l'intégration en tout cas des Africains de manière générale si dëkk bi est-ce une relation avec ces organisations. waaw fii dëkk bi moom daanaka kuréel yi dañoo xamante nañu parce que kuréel yi yëngu si wàllu social nga xam ne ñu ngi si bu baax a baax facilement on se connaît du côté sénégalais am na kuréel yoo xam ne moo fi gën a tamit fës si wàllu accompagnement des étrangers wàllu intégration mu nekk liggéey boo xam ne bu fës quoi mais nag après am na yeneen association yu fi nekk am ay objectif am ay bëgg a def yenn kii mais structure association moo jafe waaw mën nga ko créer am sa statut mais doxal ko 24 heures sur 24 heures mu nekk institution loolu mooy loo xam ne loolu tamit benn côté la boo xam ne xëy na faiblesse la si ñun en tant que diaspora mais encore une fois toutes les associations yi fi nekk au-delà association sénégalaise yi fii am na association malienne wala association maghrébine yu nekk fii en tout cas côté boobu daa nekk am na ay plateformes interassociatives yoo xam ne tamit dafa am nga xam ne dañ si retrouver wu di si liggéey si ay anam yoo xam ne complémentaire parce que xëy na man am na lu may def loo xam ne fii keneen defu ko fële kon moom day gis ni bu amee ñoo xam ne dañ koy laaj ci domaine boobu mu orienté leen fii moom it mu ngi def leen loo xam ne fële man defuma ko fii su ko defee mu nit ne lii lañ soxla yu demee noonu si wàllu bëgg-bëgg ma ne leen lii kat xëy na ñun defuñu ko mais kii mu ngi koy def orienté leen foofu donc def naa esprit boobu tamit am na solo day fekk day baax ñuy échanger souvent tamit nga gis ni ñoom dañuy orienté fii ay nit yoo xam ne ñuy bëgg a def cours de français cours de ay alphabétisation dañu ko orienté kon nga gis ni relation la boo xam ne relation bu partenariat relation la boo xam ne partenariat boo xam ne voilà am na njëriñ lool donc on travaille en très très bonne intelligence ci côté boobu. Plus de 15 ans d'existence pour l'association SOS Casamance, que des résultats positifs? On ne dit pas que des résultats positifs parce que résultats positifs parce que moom daanaka kii la parcours la y a des hauts y a des bas dina am jamono yoo xam ne day xat parce que loolu tamit ci engagement la bokk engagement am na benn mag bu may wax ni mu ne ma maanaam boo nekkee ci engagement da ngay dem mel ni ku nekk ci benn désert kuy nodd yaa ngi nodd wante gisoo benn fidèle bu lay topp waaw mu ne ma sentiment boobu parce que un jour ñu waxtaan rek ma koy naan j'ai l'impression d'être tout seul mu ne ma c'est très bien continue ma ne ko li tax mu ne ma parce que engagement yi boo su nekkee mu ne ma engagement moom bu dëggoo dëgg da ngay dem ba yaakaar ni yaa ngi nodd ci benn désert boo xam ne benn doomu adama néew fa kenn dëggu la yow rek yaa fa nekk kon mu ne ma sentiment boobu tant que habité wu la rek xamal ni sa dox des na mais loolu bu la xasee habité rek mu ne ma continuer waaw noo def rek fidèle nañ la fekk si waaw te def naa loolu la te fii moom dinañu wax ne rek ñun on est constant bu seddee yëguñu ko bu tàngee yëguñu ko
lu ñu yëg de mooy ngëm bu ñu am bëgg-bëgg bu ñu am cofeel bu ñu am après voilà dëggal loo xam ne moom lañ bëgg a traduire loolu moom ñu ngi si de façon très constante kon nga xam ne boo nekkee si engagement yooyu boo amee échec boo amee kii tu as une philosophie buy tax toujours c'est positif pour toi donc da ngay mën a avancer parce que doo bëgg lenn loo xam ne xëy na lay diisal si ay xalaat ak parce que am na perception yoo xam ne boo ko amee xëy na mën na wàññi sa motivation mais il faut toujours avoir une perception positive et puis loolu it boo si raxee nekk koo xam ne am nga ngëm te gis maanaam nekk taalibe tamit parce que loolu tamit c'est très important point la boo xam ne lu am solo la parce que boo xoolee si Cheikhul Khadim rek daal nekk am na loo xam ne moo doo fi nekk di jàmmati demee noonu loo def rek da nga koy doylu te xam ni noonu la war a demee donc philosophie boobu tamit la ñu am moo tax su lu ñu dugalu ne rek ñun daal du ñu xam lan lay jur mais am nañu yaakaar bëgg a dugg si benn mbir dañu siy dugg résultat bi nag ñu bàyyi ko si loxo koo xam ne moom mooy rafetal mbir yi te seddal ñu ko. voilà tey jii boo doon jàngat politique migratoire bi nga xamante ne moom la réew mi mettre en place ndax yomb na lool par rapport ak yéen seen liggéey pour faciliter en tout cas l'intégration des Africains. Alors c'est pas simple parce que politique migratoire moom daa nekk c'est au gré des politiques en fait ça change. ku ñëw def sa note tali say kii ne nii laa ko bëgg a doxalee ça force un peu vraiment en tout cas la vision boo xam ne moom la ñu war a am si migration bi parce que émigrer droit la naturel bu nit war a am nga sañ-sañ dëkk Njaaréem bëgg a toxu dem Saint-Louis am nga sañ-sañ dëkk Paris bëgg a toxu dem Marseille c'est exactement ça c'est pas compliqué dëkk Sénégal am sañ-sañ ne dama bëgg a dem Paris xool lu xew foofu mais il faut que parce que boo ko diisalee rek day xaw a xat malheureusement nag dañ ko diisal joo xam ne ça brouille un peu la perception naturelle qu'on doit avoir sur ce mouvement des êtres humains voilà donc à partir de ce moment-là donc ça ressemble à des choses yoo xam ne finalement c'est voulu parce que tout simplement am na ñoo xam ne noonu la ñuy xalaatee seen wàllu politique te malheureusement c'est pas un service qu'on est en train de rendre à l'humanité et pour ce qui nous concerne ñun en tant qu'organisation da ngay gis ni tamit côté boobu day xaaw on subit en fait dañuy subir da ngay gis yoo xam ne da ngay constater yoo xam ne da lay wóor ni lii c'est anormal en fait voilà mais di diisal et je crois que c'est un échec humain il faut quand même le dire c'est un échec à tout point de vue moo xam pays bu ñuy recevoir moo xam fu ñuy jógee donc c'est un échec boo xam ne il faut à un moment donné nag ñëpp partager ko et puis ñëpp taxaw tamit xool ana lu si war ana lu ñu war a def loo xam ne dinañu mën a replacer ce mouvement des peuples dans leur contexte et puis tout en respectant la dignité des êtres humains pour moi c'est très important mais dans le contexte où nous sommes franchement je suis désolé de le dire man des fois dama naan jaru ko waaw parce que tout simplement nit ki moom dignité nga am dignité boobu bu ñu ko jëlee si yow rek dara desatu fa waaw te loolu kenn ku si nekk war nga ko sàmm kenn ku si nekk war nga veiller ñu mun ko respecter voilà donc malheureusement ce côté-là c'est un peu une déception mais on constate. voilà jërëjëf sëñ Amadou Sylla yéen kàddu ngay tàggoo. waaw en tout cas kontaan nañu xam naa gàtt na mais chance la mbégte la si ñun parce que xam naa seen jot néew na lool da ngeen di daw lu bëri mais quand même ñëw bi si dëkk bi tamit am xalaat c'est jaaree ko si sama sëñ bu baax bi sëñ Cheikh Hadi ne leen dem leen gis Amadou waxtaan la moom doy noonu loolu yëpp tamit def naa ni lu ñu rafetlu lu baax a baax te tamit c'est ça aussi le sens de la solidarité interassociative c'est ça aussi le sens de la solidarité boo xam ne moom la ñu am suñu biir donc di ko rafetlu di nuyu seen auditeurs yi bu baax a baax et puis di nuyu mbokk yi yëpp ñoo xam ne dañuy connecté aussi seen chaîne bi et di ñaan yàlla suñu borom en tout cas gën a barkeel seen projet bi seen programme bi et puis àggali ko foo xam ne xëy na voilà xool ñu ko foofu mais yàlla mën na ko te yàlla suñu borom def ko waaw yàlla suñu borom def ko et puis di leen jaajëfal bu baax a baax si seen ñëw bi ak seen teewaay bi jërëjëf.
Je rappelle qu'il y a Serigne Amadou Sylla di président SOS association SOS Casamance fii ci Paris ñu fekk leen kon 22 rue de la Goutte d'Or. kuray bay damoo ni gumda yamba baayam bu baax lu sew tey damoo Seex Bamba ngir moo fi xotti baax Seexuna Bamba moo fi uutu si yonnen te misaal mi lu wér la fil Qur'an. Maître Ekibat, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocate de l'association Serigne Fallou Fall. Alors parlez-nous un peu de votre partenariat. Alors oui, j'ai dans un premier temps été contactée par Monsieur Fall, qui est donc le président de l'association, et Serigne Fallou Fall, et donc voilà, et donc qui dans un premier temps m'a proposé d'être bénévole et d'effectuer en fait ce qu'on appelle des permanences juridiques chaque samedi après-midi au siège de l'association. Donc voilà, pour l'instant le partenariat se passe très bien. Je rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de situations différentes et donc j'essaie de participer à mon niveau, en tout cas d'apporter ma pierre à l'édifice pour que cette association puisse grandir. Alors quels sont les dossiers à traiter? Alors les dossiers que j'ai le plus souvent, c'est autour de l'immigration, parce qu'on a beaucoup de personnes qui ne sont pas informées sur leurs droits. Il y a aussi des personnes qui ont des problèmes pour trouver des rendez-vous à la préfecture. Bon, en tout cas, les principaux dossiers que je rencontre au sein de l'association, c'est autour de l'immigration. Est-il facile de traiter, et surtout avec ces périodes de pandémie, avec les restrictions? Comment ça se passe? Alors c'est vrai que la crise Covid est venue compliquer un petit peu la situation parce que bon, d'habitude déjà c'est très compliqué, en tout cas les démarches à la préfecture, quasiment toutes les préfectures françaises, c'est très compliqué. Quand on s'y connaît pas, on peut très vite être perdu et ne pas savoir comment s'orienter. Donc c'est très compliqué déjà en temps normal. Et là, avec la crise sanitaire, c'est encore plus compliqué, notamment sur la question des rendez-vous. C'est devenu quasiment impossible de trouver un rendez-vous, sauf à aller devant le tribunal. Est-il facile de s'intégrer ici en France? Alors, l'intégration, moi je dirais si c'est facile ou pas facile, c'est très relatif. Ça dépend du parcours de chacun. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus de facilité et d'autres non. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir certaines connaissances pour pouvoir s'intégrer facilement, parce que ce n'est pas chose évidente. Notamment, il faut maîtriser toutes les procédures qui existent en France. Je dirais que en général, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de règles procédurales à connaître et si on ne connaît pas, si on n'a pas des personnes pour nous renseigner, on peut très vite s'y perdre et donc oui, je dirais que c'est pas facile. Comment vous faites pour les sensibiliser à venir à l'association ou bien à rencontrer aussi des hommes de droit? En tout cas, avec l'association Serigne Fallou Fall, le président de l'association fait un travail exceptionnel parce qu'il va à la rencontre des personnes pour les sensibiliser, pour les inciter à venir aux permanences juridiques parce que lors de ces permanences-là, en fait, les personnes peuvent s'orienter, s'informer, vraiment avoir les réponses à leurs questions. Et donc, moi, durant les permanences, je suis très ouverte, je suis très disponible. Et donc, j'essaie de répondre, en tout cas, au maximum à toutes les questions qui me sont posées. Et donc, sur la question de la sensibilisation, c'est vraiment le travail du président de l'association qui fait un travail exceptionnel sur ce point-là. Et donc, qui incite les gens à venir. Et donc, on a beaucoup de personnes qui viennent aux permanences juridiques. Et vous, personnellement, vous êtes là les mercredis et les samedis. Quels sont vos horaires? Alors, c'est l'après-midi, les mercredis et samedis de 14h à 17h. Voilà. Et vous recevez tout le monde, les membres de l'association, qui sont les demandeurs? Alors, les permanences juridiques sont réservées aux membres de l'association.
Donc, il faut déjà être adhérent à l'association Serigne Fallou Fall pour pouvoir accéder aux permanences juridiques. Mais il arrive des fois aussi d'avoir des personnes qui sont dans l'urgence et qui ne sont pas membres et à qui on laisse quand même accès à la permanence juridique. C'est vrai que c'est une association sénégalaise, mais en tout cas, les personnes que je reçois à l'association ne sont pas que sénégalaises, c'est vraiment toute l'Afrique qui est concernée et qui peut avoir accès aux permanences juridiques. Alors, quel appel lancez-vous aux compatriotes, aux Africains de manière générale? Alors, l'appel que je pourrais lancer, c'est de s'informer. Vraiment, il faut s'informer. Il ne faut pas rester isolé parce que moi, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Ah, mais si j'avais su, j'aurais consulté un avocat plus tôt, je me serais informée plus tôt. » Donc, c'est vraiment ça, c'est de s'informer, si on ne connaît pas, on prend attache avec les associations qui existent, notamment l'association Serigne Fallou Fall, voilà, pour aller à la rencontre des professionnels du droit, voilà, pour essayer vraiment d'avoir le maximum d'informations pour savoir quoi faire, où s'orienter, quoi faire vraiment quand on arrive en France. Votre dernier mot pour cette interview? Alors, et je préfère aussi 1 ou 2 mots en wolof. Mon dernier mot pour cette interview, c'est de dire à tous nos frères et sœurs africains, africaines, de ne pas hésiter à contacter l'association, à venir à l'association. Voilà, l'association est très ouverte et on est vraiment tous là pour aider et pour soutenir. Et donc, un mot en wolof, je dirais Nangadef. Magnifique. Et surtout, Djerejof. Djerejof. salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki téléspectateurs yi ñuy topp kon saa su ne ñu ngi leen di ziar di leen nuyoo fii ci Istanbul xam ngeen ni nag kon ñu ngi fii ci Beyazit place bi nga xamante ni fi la mbokki sénégalais yi di li ëpp ci mbokki sénégalais yi bokk fii ci Istanbul fii la ñuy daane seen doole di fi waaree ñu ñëw fas yéene dugg seen biir waxtaan ak ñoom seen nekkin ci biir réew mi waaye waxtaan ak ñoom seen nekkin ci seen business bi nga xam ñu ngi koy développé fii waaye seen digganteeg fédération bi nga xamante ne moom moo leen ëmb mais seen digganteeg autorité yi autorité locale yi waaye autorité réew mi nga xamante ne fa lañ jógee yooyu yëpp ñu fas yéene see waxtaan ak ñoom mbokk yi ñu ànd ak ñoom kon dugg seet ñenn suñu mbokki sénégalais yi. fii si Istanbul ni ñu leen ko waxee mbokki sénégalais yi kenn si ñoom Babacar Gueye Babs TV. waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la jaajëfal fekk leen fii si Istanbul ci Turquie mu mel ni fii mooy Beyazit di fi nga xamante ni moom la li ëpp si sénégalais en tout cas di yëngoo seen nekkin fii noo ko jàngatee. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Alioune Badara ñu ngi lay ziar di ziar képp koo xam te ne yaa ñuy suivre à travers Lamfal TV ñu ngi lay dalal jàmm ci dëkk bi fi ñu fekk Touba Istanbul di am contentement ci ñëw bi ngeen fi ñëw waaw fii nag comme ni nga ko waxee mooy Beyazit Touba Beyazit fi nga xamante ne marché bi daanaka fi la ñuy yëngoo lu ci bëri marché baa ngi nii fi la ñuy yëngoo mbokk taalibe fi la ñuy dóoree waar fi la ñuy suñu utee suñu teraanga lépp foo xamante ni luñ bëgg ci réew mi rek fi nga xamante marché bi fi lañ koy sàkkoo sëñ Anta Badara. seen intégration ndax yomb na ndax xajal nañ leen si bu baax doomi réew mi nan ngeen di yëngoo seen biir. waaw sëñ Alioune Badara. nan ngeen di jëflanteel seen biir. waaw macha allah tubaarkalla wax dëgg yàlla ñun ak Turquie macha allah ñu ngi jëflante bu rafet ñu ngi am collaboration bu rafet ak ñoom parce que. boo xoolee lu si bëri dañ ñu koy yombalal ñun lu gën a neex xam na ay taalibe Sëriñ Tuubaa lañ ñoom dafa mel ne lañ koy xencu ci ñun dañoo bëgg te yaar rek tax
liggéey bi jëfewul quoi ak envers ça mais problème bi nga xamante ne moom la fi Sénégal yi gën a am mooy maanaam ñàkk lu doy waar loo xamante ni li ñu ko waroon centré suñu bopp dëgg-dëgg centré par rapport comme Turquie ñoom li nga xamante ne ñoom lañ koy centré à Dakar Sénégal nga xam fi ngeen jógee niñ fay centré seen bopp ñu centré wu noonu suñu bopp fi moom dëgg-dëgg boo bëggee dëgg-dëgg vraiment. lan mooy jafe-jafe yi ñu gën a mën a teg loxo. waaw jafe-jafe yi mooy par exemple ñoom am nañ opportunité foofu boo xamante ne dañ leen fa autorité lépp ñu amoon ko am mais fii ñun par exemple boo xoolee ñu si bëri dañuy jékki-jékki seen séjour dañ koy dagg teb nga am séjour ñu jékki-jékki dagg ko doo xam lu tax ñu dagg ko nga fay ba pare ñun la mayuñu la normalement bu ñu la dul may dañ la war a wax carrément duñ la may affaire bu gën a war a yomb mais affaire mooy kon ni ñuy jëflante ak ñun si visa yi rek si yeneen réew. waaw kay comme ça noonu la demee quoi xam nga bu fekkee yow sax dañ lay wax ne la carrément da ngaa déposé ñu la mayuñu la duñ la may bu bàyyi rek xam ne duñ la may mais dañuy jël sa xaalis encaissé nga war a fay li nga fay pare ñoom ñu jékki-jékki ñu la mayuñu la wala nga am séjour di dox ba si yàgg jékki-jékki di dem renouveler ñun la mayatuñ la quoi te xamuñu raison pour laquelle loolu am xamuñu parce que ñi nga xamante ne ñoo war a dox loolu lijjanti ko carrément loolu amuñu ko loolu daf ñoo manqué. ñan ñoo ko war a dox. mais ñi ko war a dox mooy ñi nga xamante ne ñooy tetu réew mi ñi nga xamante ne ñoo ne waaye fédération lañ ñi nga xamante ne fédération lañ tuddee seen bopp ñoom ñoo war a jug dimbali askan wi te yar rek tax parce que ñoom xam nañ yoon bi ñu war a jaar xam nañu war a def ba am li nga xamante ni ñu xam yoon bi parce que boo xoolee séjour yi ñu ko daan mayeetuñ ko dañ ko daan maye bu baax mais léegi ba léegi dafa am ñoo xamante ni lim bi ñu joxoon da am ñu des ñoo xam ne ba léegi gisu seen bopp joxuñu leen seen li leen waroon jox leneen li mooy ñi nga xam ne dañoo ñëw gan da ngay gis koo xam ne day ñëw gan dem déposer ñun la mayuñu la doo xam lu tax ñu mayuñu la maanaam ambassade fa mu nekk sori na sori goo xamante ni Ankara dafa war am benn représentant boo xamante ni fii lay nekk Istanbul boo ko defee boo jógee da ngay dem Istanbul rek dem liggéey li nga def facilement mais loolu manqué nañ ko trop sañ Alioune Badara boo bëggee dégg-dégg suñ la déggee bu baax a baax kon ñu ngi woo ñi nga xamante ni ñooy autorités yi ñu bàyyi leen xel sénégalais yi dund fii si Istanbul wutal leen benn consulat boo xamante ni bu ñu soxlaa yenn kayit yi ñuy dox mu yomb si ñoom lool ndax Istanbul Ankara def na ay kilomètres yu bëree bëri mbokk yi. waaw sëñ bi Alioune Badara kontaan nañ trop ñu ngi lay remercier di la gërëm di wax kontaan nañ képp kuy suivre Lamp Fall TV ñu ngi lay bëggee di am contentement si ñëw bi ngeen fi ñëw wasalaam jërëjëf jaajëf sëñ Babacar ñu ànd seeti yeneen mbokki sénégalais ba tey keneen si mbokki taalibe yi keneen si mbokk yi sëñ Alsane ñu ngi lay nuyu bu baax a baax seen télévision Lamp Fall ñëw tey Turquie Istanbul seet si seen nekkin. dëgg la kay di ko rafetlu bu baax a baax ñëw bi ngeen fi ñëw seet suñu ñu xool fi ni nekkee nii ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax waaw. loo ñu mën a wax seen nekkin. waaw suñu nekkin fii neex na neexul daal. waaw am na ci ñum neex am na ci ñum neexul. léegi neex na. ah neex na bi da ngay ñëw si neex na bi après nga ñëw si neexul bi lu ko waral. waaw neex bi su fekkee yàgg nga fi am ay connaissance dëkk bi di nga ci génn mais ñi fi mujjee ñëw te amuñu connaissance day xaw a métti si ñoom daal. waaw parce que soo xoolee xaalis bi daanu na waaw bu fekkee da ngay liggéey ci xaalis dëkk bi da ngay sonn. waaw parce que xaalis bi daanu boo xamante ni maar détail waaw. nit moom pour nga génn ci du yomb daal. lan ngeen jàpp ni la ñu war a def ngir mu soppiku. ak ñan ñoo ko war a def. pour mu soppeeku nii xanaa loolu côté boobu moom xanaa ci waa dëkk bi lay doon. waaw pour mu soppeeku nag seen xaalis bi daanu boo xamante ni fi mu doon nii pour nga génn ci pour surtout si ñuy jaay day métti ñoom trop. waaw ñeneen ñi daal ñoo xaw a tane ñi nga xam ne ñooy liggéey ci Europe bi daal ñooy tane mais ñi liggéey ci Europe bi day métti trop si ñoom. ndax yéen a ngi doxal solidarité seen biir. waaw solidarité moom ñu ngi koy doxal suñu biir bu baax a baax ñu ngi jàppalante suñu biir bu baax a baax moom dëgg yàlla ku ci am problème gars yi dina la taxaw bu baax a baax moom dëgg yàlla waaw dëgg ku fi am problème gars yi dina la jàpp liñ ci mën daal dina ko ci def. réew mu Sénégal. réew Sénégal digganteeg ñi ko jiite. ñi ko jiite benn côté ñu ngi ciy jàpp benn côté jàpp ñu parce que fii gars yi dañoo manqué consulat comme li moom la ñëpp jooy fi mu doon nii waaw parce que soo xoolee fii consulat man boo xaw ma consulat bi man xaw ma consulat fu mu féetee loolu daal mooy li ñuy jooy moom carrément consulat daal la ñuy jooy waaw consulat moom amu fi waaw amu fi moom dëgg yàlla waaw. yan kàddu ngay bëgg a wax mbokki téléspectateurs yi. waaw xanaa di leen ñaanal di ñaan télé bi jëm ca kaw ca kanam rek nekk na ma wan ci télé Sénégal yi jiitu ci télé yëpp ci barke Seydina Mohamed. ok merci waay. ba tey mbokk yi sunu doxantu fii si Beyazit ñu ngi nag rue des Africains fi nga xamante ni sunu mbokki africains yi fii mooy seen rue moom lañ leen ko tuddee ndax xam naa ne fréquentation bi na saa fii la ëppee sëñ bi tur wi ak. loo ñu mën a wax. waaw salaamaaleykum ginnaaw bi ñu sante mbokk yëpp ñuy seetaan di ñaanal waa Lamp Fall aussi voilà yàlla yàggal leen fi yàggal seen taxawaay tamit si lu baax la ñuy def si réew yëpp voilà waaw man Abdou Diom laa tudd dëkk Sénégal Diourbel voilà ñu nekk fii nag ci Beyazit bi nga xam ne fi la mouvement sénégalais yi ëppee
waaw fii daal mouvement sénégalais yi ëpp vraiment daanaka ñu ci bëri fii lañ nekk. voilà. loo ñu mën a wax seen nekkin fii ci Istanbul Beyazit ñu dajeeg yow ci rue des Africains. voilà fii waaw comme monde bi yëpp ni ñu koy defee rek liggéey ñi fi nekk ñëpp vraiment koo fi gis muy dox rek mi ngi ci mouvement yi boppam waa nekk ci liggéey aussi ñu ngi ci jàmm tamit ak salaam lañ am ak waa dëkk bi yëpp vraiment waaw amuñu benn problème daal boo xamante ne nii bon ñu ngi koy jànkonteel fii nii lu dul daal bon comme li nga xam ne moom la ñëpp di def rek liggéey vraiment liggéey yu xaw a tar tuuti daal vraiment comme monde bi yëpp ni ñu koy defee. ni ñu koy ñàkkante waaw très bien à part loolu nag vraiment beneen problème amu fi xaj na ñenn ñi ay këyit ay seen problème ñenn ñi tamit am nañu ay këyit aussi ak ni ñu koy joxee bu leen neexee ñu jëlaat ko aussi tamit ci la dul dara. loolu daal yaakaar naa moom moo fi nekk problème à part loolu vraiment ñu ngi ci jàmm bu baax a baax. alhamdulilah quoi. ban appel ñooy lancé jëmale ko si mbokki sénégalais yi lay seetaan ñi nekk réew ma ñi nekk fii ak seen digganteeg ñi nga xamante ni ñoo yor sañ-sañu dogal ci réew ma di waa état. voilà comme ni ma koy waxee rek fu waaye nekk fu nekk rek vraiment xam ne dara yombul tamit muy Sénégal muy Europe di Asie di Amérique latine di Amérique du Nord. fépp rek fu moodu nekk rek xam ne fépp daal la quoi dara yombul vraiment loolu lay lancé ci ñi nga xam te ni ñoo nekk ci jóge Sénégal dem daani seen doole ak Afrique fépp daal fu waay nekk rek gën a góorgóorlu vraiment xam ne dara yombul daal. c'est pas facile bu nit yaakaar ne rek affaire yi dafa yomb dara yombul vraiment voilà. li ñuy wax ci état bi tamit comme ni muy taxawoo fii Turquie fii Istanbul gis nañ ko. bu baax a baax mu yokk taxawaayam rek xam ne dara du doy voilà parce que gis nañu muy taxawee fii tamit vraiment mu gën ko yokk rek lépp lu waay jàmbat fii daal ñu xam ne loolu dëgg la daal jëm ci taxaw vraiment ñu ngi ci jàmm alhamdulilah quoi mais dara du doy daal. waaw jaajëfal la bu baax di leen encouragé bu baax a baax di leen souhaiter aussi bonne chance et bon séjour ci réew mi jaajëf. jaajëf. waa Lamp Fall TV waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar bu baax a baax. loo ñu mën a wax rek ci seen nekkin yéen sénégalais yi fii ci Turquie rawatina fii ci Istanbul. waaw tout d'abord suñu nekkin fii yomb na yombut parce que génn moo xaw a sensible parce que nit ki boo xasee jógee sa réew rek dugg réewu jàmbur rek je crois que boo nekkoon 1000 presque 50 yi mooy des 100 yi mooy des da ngay wàññeeku lu bëri dootoo amati doole doo am. da ngay am ay gàllankoor yu bëri yoo xamante ni bii da nga koy bëgg di ko saafara te pour nga saafara ko day xaw a métti ndax da nga fay néew doole. je crois que tamit suñu président itam wax dëgg yàlla mi ngi ñuy dimbali seetaanuñu benn yoon ñëwoon na fi d'ailleurs fan yi passé jotoon na gis président bi ba jotoon nañu waxtaan ci yu bëri lu mel ne comme suñu nekkin fii nii. mais comme nekkin bi dafa des lu bëri parce que fii nii da ngay xaw a am problème yoo xam ne yu bëri mooy da ngay feebar pour nga dem hôpital faju day doon problème surtout boo nekkee africain nga nekk noir. démb ni may wax ak yow man maay président fi ma nekk man maay président daayira Seydina Cheikh radiyallahu anhu taala man maay seen président. ziar si woon nañ leen altine bi weesu si seen daayira bi di rafetlu bu baax taxawaay bi ci biir réew mi rawatina si mbokki murit yi ak mbokki tijaan yi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ni mu doxee fii ci. président Mossar moom moo nekk président bi nekk fii si Jébi fii ci Istanbul ci bu mag bi ci dëkk bi fii muy Beyazit mais man fi ma nekk muy Jébi ji man maa nekk président boobu noonu président Seydina Cheikh foofu. ci li ma lay wax rek moo tax sama xel des si bari démb dama toog ba ay 19h ñu woo ma téléphone benn africain la mi ngi dëkk Haïti nekk hôpital def na hôpital bi 3 jours médecin yi kenn laalu ko man naa la woon vidéo bi maa ngi vidéo bi def na ba 3 jours kenn laalu ko bi ma demee fekk xam naa peut-être da doon mbëkk je ne sais pas da doon mbëkk ñu tourné ko bi ñu tourné amatul fu mu dëkk sedd bi jàpp ko nag mu colandeer mënutul wax mënul def dara maa ngi vidéo sama téléphone après naa la ko wan. bon ñuy jàngoonteeg yu métti nag yu mel noonu ci fii nii parce que man yaakaar naa depuis 2011 ba léegi maa ngi ci dëkk bi xam naa lu bëri jigéen ñi damay dëkk ay soxna dañuy am doom dañuy am problème pour réew li donc laa la wax dañ koy am problème boobu noonu parce que boo yóbboo malade balañ koo laal danaañ la day joxe temps ci xaalis ñu soog ko laal xam nga c'est grave te pour man malade bu ñëwee dañ ko war a faj ba pare
li ñuy waaj doo ko laaj mais fekk tegoo xaalis si taabal ji duñ ko kii. te loolu ku am kayit ku amul kayit lañ ko jag. yow même boo yoree séjour fii nii lijjanti wuñ loolu xaalis la ñuy xool ñoom xooluñu am kayit ak yi de yaa ngi dégg boo yor kayit moom waxuñ say wax ki yor kayit kay la ñuy wax noonu moom nga yóbbu malade mais boo yor kayit danaan ndax am nga kayit d'abord. bon loolu tamit en même temps itam ngay génn ñu lay agressé fii ni ngay génn nga gis tey yenn temps yi nii boo ko doxee nii ci yenn millions yi dañ lay jam paaka nangu sax ñun ñaata Sénégal laa gis fi ñu jam leen. wóor na barki dem maa ngi dëkk benn Gambien rakkam bi dafa génn ñu jam ko man mi di wax ak yow ni barki dem dama génn ji dem jumaa ji di ñibbisi 3 personnes karma wallahi Quran la sim ku dee ak sa bàmmeel dama xeex ak ñoom wóor na kii nii ñu bëgg a jël sama tel ma dóor kenn ki mu daanu ñaar ñu song moom dama daw parce que ñoom ñoo ëpp doole yor nañ paaka yoruma paaka ñoom am nañ droit yor paaka man la jam man aw ma droit yor paaka parce que mu génnoon yor paaka ni bu ma dajee police ñu téye ma même lu ma yor seen lu tax nga yor nga ne amoo droit donc ñu fiy dund lu métti nag dëgg na gars yi ay góor yàlla ñu ngi jaayante ñu ngi dóor ñu ngi liggéey maandu liggéey xam nga Sénégal am foo ko fekk liggéey wàcc maandu julli waxtoom moom loolu mooy yitteem waaye tamit booy génn itam da nga war a am ni ñu ko waxee da nga war a raxat mooy mu yomb daal waaw sa nekkin fi yomb loolu daal la ñu gën a bàyyiloo xel suñu président yi njir mu ci kaw loolu fédération bi ñi fi nekk jàmbaar lañ parce que yóbbu nañ ci Sénégal yi fi nekk yóbbu nañ leen ci benn niveau boo xamante ni bii par rapport ak au temps man ma fi ñëw bees ñu ma woo waxi kayit sax boo foo taxaw wax ko dañ lay ree parce que boobu gisuñu woon kenn ku ñu mën a jooytul man xam nga parce que man sama kàddu fii la mën a yem waaye sama kàddu fi mën a yem am na koo xam ne kàddu mën na dépassé foofu noonu kon ci noonu rek la ñuy sukkandiku ñu ngi gis ay buntu tuuti parce que ñi nga am résultat tuuti alhamdulilah yàlla na yàlla jëm kanam ñoom itam ay jàmbaar lañ franchement parlé damay wax rek yàlla mooy seet doomu aadama ñu ngi fi liggéey bu rafet waaye itam am na lu des li des mooy na gaa yi gën a bàyyi xel Sénégalais yi ñu gën leen a considérer comme suñu mbokk yi nekk foofu xam ne ay turki lañ ni ñu nekk foofu dafa dund bu jaar yoon ñu nit ñu war nañ ko mën a am fii. voilà pour man daal loolu daal bon ci waxee dina antu parce que président ba ñu dara jullit la xool bi rafet na te yéene nañu ñun ñëpp quoi franchement. voilà yow ñu ngi lay jaajëf lu baax a baax macha allah jërëjëf jazakumullahu xayran jërëjëf sunu xol sedd na kàddu yi am na solo lool te message bi it ñu ngi ñaan sunu borom ñi nga xamante ne ñoom lañ ko destiné ñu dégg ko bu baax a baax te jàppale ñu bu baax a baax di leen encouragé bu baax jaajëf ba tey si mbokki taalibe yi rek di siyaaxaat bu baax a baax fii si Béazit jóge nañu rue des Africains fii ñu dugg jëwriñ mooy fan fii mooy Béazit jëwriñ man maa ngi tudd Abdoulaye Diouf waaw ñëw fii jógee Gabon dëkk bu ñuy wax Gabon nag di daan si doole sant nañ yàlla nag waaw sant nañ yàlla parce que ku dul may sa bopp moom loo am rek sante ko suñu borom quoi waaw li ci des nag moom mooy góorgóorlu rek waaw yàlla moom mooy maye. maanaam Gabon gi nga jógee ak fii boo leen doon comparé. waaw Gabon nag moom sama dëkk la parce que man Gabon fa laa màggee presque def naa fa ñaar fukki at ak ñaar damaa dem nag ba dëkk ba xaw a doy waar ma ne comme la Serap Fall waxoon rek dënd bi moom yaatu na foo dem ba gisatoo fa sa bopp rek nga seeti feneen wax jooju nag laa topp ba ñëw fii waaye fii tam maa ngi fiy sant Serap Fall baax a baax waaw. naka mbokki taalibe yi. waaw mbokki taalibe yi day fii moom gis naa fi ay murid gis naa fi ay Baye Fall surtout Baye Fall gi sax nag kay. waaw Baye Fall gi moom gis naa leen fi bu baax a baax waaw gis naa leen fi bu baax wax dëgg fa yàlla di sant rek tey sàkku ñaan bu baax a baax rek waaw dooley Serap Fall suñu borom taxawu leen baax a baax nag dooley Cheikh Ibrahima Fall ak sa jaajëf waaw ñu ngi gannaaw bu ñu sante yàlla rek julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di la ñaanal fu ñu tëdd suñu borom yeesal njëggal seen kaw barke maam Serap Fall di la yaag sa geneen waaj yëpp ñu ngi leen ñaan ak waa télé bi yëpp waaw Istanbul a ngi nii nag moom ngi fi rek di dóor waar waaw di daw rek ngir njaboot gi di leen wax ngeen ñaanal ñu rek parce que àll moom dafa metti àll metti na trop mais moom bu ñu suñu xel demee si ku tedd ki rek dañuy gën a passeefu waaw loolu kese la daal ñu ngi fi nag di liggéeyal ku tedd ki di ñaan ngeen teg ñu loxo yokk ñuy ñaan waaw ba lépp daal mën a jàppande si barke borom Touba ñu ngi béggee ñëpp di siyaar ñëpp waaw taw feex ak tey si rek dooley biir ak biti
jaarama tiwaay jaarama ba tey kon mbokk yi fii si Béazit fekk si dugg si fenn si cargo yi benn si cargo yi fekk fii kenn si jëwriñ yi sëñ Talla Sène bokk si mbokki Sénégal yi nga xamante ne xaw nañ fee def ab diir ñoom it ñu yëkkati seen kàddu si doxantu bi nga xamante ni seen télévision Lamp Fall mu ngi leen koy defal fii si Istanbul ngir nemmeeku suñu mbokki sénégalais yi seenu nekkin sëñ Talla salaamaaleykum. Salaamaaleykum yan kàddu ngay yëkkati jëmale ko ci mbokki sénégalais yi nga xamante ni ñoo lay seetaan fii si Istanbul. salaamaaleykum sama jëwriñ ñoo ngi lay siyaare di la nuyu di nuyu mbokki sénégalais yi ne fii yëpp di wax ne ñoo ngi sant ci teew gi ngeen teew fii ci dëkk bi ndax it kuy saytu di saytu sa mbokki taalibe am lenn loo leen dese lu dul ngërëm sant nanu nag gërëm nanu dëkk bi it ñoo ngi wax ne mbokki sénégalais yëpp mbokki sénégalais yëpp ñoo ngi ñaan kenn ku ci ne suñu borom taxaw la ñu gën a góorgóorlu gën a fas jom xam ne àdduna tukki dafa metti waaye nag joomay àggali lépp li ci des mooy dëkk bi nag wax dëgg soxla nanu taxaw ndax it am nañu jafe-jafe ndax jafe-jafe yi nu am président damay jàpp ne damay dégg ñu wax 1400 nañu bàyyi 1400 sénégalais ñi ngi fi am ay soxla bu nu faj feebaree du mën a faju deuxièmement dañ leen di dugg di leen pamte te defe naa Turquie war nañoo dépassé suñu diggante ak ñoom loolu ndax sunu suuf sépp jël nañu ko ci Sénégal président Macky Sall nag wax dëgg yàlla ñun ñoo ngi koy delloo njukkal ndax li tax ñu koy delloo njukkal mooy taxaw nanu waaye nag na dolli ndax taxaw mooy mbokki Sénégal yi ne fii 1400 personnes suñu diggante ñoo Turquie yi defe naa war nañ koo xeeb ci wàllu këyit ñu bari seen këyit yi fii dafa tàkk te dañ ko war a régler loolu waaw du affaire waaw sénégalais yi kenn mënu ko xayma parce que bu fekkee ne dañuy wax ay 1400 mais Sénégal yi dépassé ne 1400 sénégalais yi ay 2000 et quelques ñu ngi fi 3000 nañ ko seet kon nañ ko jiima toppatoo ñi nekk fii jiima def tout pour problème Sénégal yi réglé wu muy ñun ñëpp parce que ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne bu mbooloo mi daje dinañ daje te ñun li ñuy wax dañ koy seereet suñu borom duñu wax lu neex kenn duñu wax lu dëggit li ñu bëgg mooy ñu taxawu Sénégal yi ne fii deuxièmement assemblée générale bi war a am dafa war a am pour fédération bi ñu seet ko gañe yàlla dina la jox doole joo ko yoree te loolu jot na parce que mënuloo 300 assemblée générale ñëw mënoo ko def kon dañuy ñaan ñëpp ñu ànd yëkkatindoo dóorandoo te ñu taxaw ci assemblée générale ñoo ngi koy woo nag bàyyi am di jëwrin ji di ci woo ma Sarr jëwrin pour ñu taxaw assemblée générale bi am ndax assemblée générale soo demee ba nga xam ne 300 mi ngi koy bëgg am jëm 4 ans loolu defe naa loolu das ko war a régler mu féete boor sénégalais yi ñu dimbali ñu ci Turquie yi pour nu nit ñi mën a faju parce que faju bi nag da ci am solo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. ba tey mbokk yi si doxantu bi ñu ngi si beneen cargo xam naa nag dinañ leeral mbokki sénégalais yi luy cargo ndax dégg nañ boobu ba léegi ñu koy wax fii si Istanbul si Béazit bi nga xamante ni lépp sénégalais yi fi lañ nekk kon dugg fekk fii sëñ Ngagne Anne ñu ngi lay ziar ak yeneen mbokki taal bi dina dëkk si ñoom naka liggéey bi fii naka Istanbul. sant bu baax a baax di leen ziare bu baax waa Lamp Fall TV Lamp Fall FM di ziare boobu muy sëñ Aliou Thioune ak personnel bi suuf di leen ziare ni seen Mamour Ndaw di ñaanal si mu taxaw mu yàgg fi ñaanal it njabootu maam Serigne Fall gépp mu yàgg fi di ñaan si ñam da munu benn suñu borom guddal fanam te wéral ciram da bàyyi ko fi di ñaan suñu wasila wa suñu borom taas suñu barkeem te yokki leeram mu suñu Cheikh Fall jëmm cargo nag moom daanaka mooy comme béréb yi nga xam ne fi la ñuy yóbboo bagage yi nga xam ne daanaka ñaari bit la ñu am muy samedi ak alterné fi la ñuy yóbboo bagage yi nga xam ne ku am bagage fi nga koy indi ñu mën koo yóbbu Sénégal waaw xam ne nag dëkk bi moom ni ñu ko mën a waxee mooy jafe-jafe yi moom bari na bari gi mu bari mooy Istanbul daanaka ñu bari dañuy dégg tur bi te ñu ci bari fekk ëssiwoo ci dëkk bi rek doo mën a xam Istanbul nan lay doxee ak nan lay tëddee ndax ñaare ñu bari dañ fiy ñëw wàcc fi am ay jafe-jafe lool li leen ci xaw a dimbale waale sax mooy ñaare daayira bi nga xam ne mi ngi fi di daayira Sëñ Tuubaa bi ak yeneen daayira yi fi nekk di saare suñu jawriñ ji muy sëñ Mor di ko ñaanal mooy mu yàgg fi lool te wér ndax ñun moom ay Baay Faal lan dara ñoru ñu Baay Faal te xamuñu leneen lu ak Baay Faal kon lépp lu ñu mën a wax it ci Baay Faal rek la ñu mën a wax dëgg bi nag lii moom ab yóbbante la muy sëñ bi moom boo demee nekkoon nañu ñaanal bu baax
ndax bari na Sénégalais yu fi nekk te sonn lool bari ay jafe-jafe lool ndax li koy waral mooy ñu ci bari li laqatu ci dëkk bi moo ëpp li feeñ ci dëkk bi rawatina kayit yi nga xam ne ñi fi nekk booy xool daanaka lim bi war na toll ci 4 téeméer ak nangam lu teg ñoo xam ne amuñu ay kayit ndax xam nga dara gënul metti sa waajuru jigéen génn àdduna munoo dem dara gënul metti man mii di wax rek tey jii bi sëñ bi wàccee liggéey fii la ma fekk waaye mënumaa dem te mooy sama lépp sama àdduna lépp mooy moom waaw mooy sama lépp kon mu nekk loo xam ne daanaka këyit moom boo ko am dangay tënku ci dëkk bi doo mën a dem fenn doo mën a am activité yu bari dafay xaw a jafe ci yow dafay xaw a métti lool. Turquie nag nekk na dëkk boo xam ne nii xañ na dañ ko xaw a forcé def ko dëkk immigration waaye booy xool immigration taxu koo jóg li ko tax a jóg mooy ñëw jënd bagage génn demaat waaw loolu moom moo fi gën a ëpp solo daanaka mooy waral ñu bari buñ fi ñëwee bu ne cëpp ci dëkk bi rek coono dafay xaw a bari ndax li tax coono yi bari mooy ñaari da ngay ñëw ba xam nga dara gënul metti nga paas 3 millions wala 2 millions nangam nga wàcc ñëw ñu jox la ay ceinture jox la ay calpe ngay wër di jaay boo amul solo dëgg yooyu moo lay jàpp kon dëkk bi xañ na nag sénégalais yi ñu ngi def solidarité di jàppalante seen biir di dimbalante di yërëmante ngir jëmi sëriñ bi ak jëmi yàlla rek tax waaye nag ko gën a dolli gën a jàppalante gën a jàppoo gën a doon benn te xam ne àdduna amul solo kenn ku ci nekk rek yaa war a dimbale sa morom yaa war a jàppale sa morom. lan moo jafeel kayit yi. waaw kayit yi de ndax ñaare da ngay dem déposer fay li nga war a fay lépp ba procédure bi àgg nga dem ñu rejeté la bañ laa may benn bi ci topp ñin fi jotoon a may mooy ñi nga xam ne Macky Sall ñëwoon na fi ñaan ak président Erdogan ba ñooñu ñu may leen fi ay kayit àndoon ceeg Pape Matar Sow mi nga xam ne moom moo fi jiite Sénégalais ci association bi. groupe sans papier it am na fi mooy groupe bi nga xam ne amuñu papier man mii ci biir laa bokk groupe boobu booy xool la ci nekk presque kenn xamul nu mu toll waaye du kenn ku ci am kayit am na ñu fi def juróomi at juróom benn at ba juróom-ñetti at am na ñoo xam ne sax dañoo mujj gett dem bàyyi fii lépp te bala ñoo ñëwaat fii danañ amaat 2 at wala juróomi at pour mën a duggaat ci dëkk bi xam nga loolu dara gënu koo metti sëñ bi kon mu nekk ñu yaakaar ne diggante Turquie Sénégal loolu warul fee war a mën a jafe gi ndax boo demee Sénégal Turquie ñu nga fa di liggéey ni mu leen waree te amuñu benn jafe-jafe waaye li wér mooy dëkk bi ñu nekk sénégalais yi fi nekk te sonn bari nañ ci dëkk bii te bala nga ko xam tey ji nga newoon ci dëkk bi def fi juróomi weer wala nangam kon ni nga xam maanaam sénégalais yi fi nekk maanaam nit ñuy daj ci dëkk bi. Turquie ni ko nit ñiy déggee ak ni Turquie demee maanaam bokkul dëkk la boo xam ne nii bari na coono koom-koom bi demewut noonu coono yi bari na trop tey boo nee nit am na ko ne Turquie xëy na suba gi amul lum ndekkee wala amul lum añee doo ko mën a gëm ndax dan naan ku paas ay millions dem ba Turquie xëy yeewu benn bis amoo loo añee amoo loo reere mën a gëm ak ni dëkk bi bindoo mais ñun ñu fi ne xam nañ ne loolu lu am la kon coono yi bari na jafe-jafe yi bari na xañ na nag li ñuy gën a ñaan rek mooy di ñaan ndax nit ku ne fa nga mën a ñaan rek ngay ñaan sëñ Mountakha mi nga xam ne moo fi toogal sëñ Touba ak sëñ Amdi Mourou Benn mi nga xam ne moo fi maam Serap Fall ñoom ci ñoom rek la ñuy sàkku ñaan di sàkku yërmande ci ñoom di ko xamal ne ko Mbacke Balla Fall Yaram nañu geesu waa Turquie nañ leen geesu bu baax a baax a baax lépp lu mën a yenu fii indi ko foofa it maanaam bàyyi nañ fi coono yoo xam ne ndax dama naan dégg Serigne Saliou di wax ne bi may ne Abidjan daa nañ yóbbu addiya mu xamal ñu neñu maanaam fa ngeen jóge ba kenn amu fa benn jafe-jafe ba kenn amu fa benn coono bu fekkee am na ku fa am coono wala mu am fa jafe-jafe li ngeen indi fii du fi jeex na ngeen leen dimbale foofu ba ñoom ñu nga xam ne am nañ dimbal ngeen soog a yenu indi fii ndax dafa bari fii bari na fi ñu sonn trop bari na fi ñu sonn trop doon ay sénégalais te dara andiwu leen fi lu dul fas jom rek liggéey daan seen doole rek moo leen indi ci dëkk bi waaye xañ na nag àdduna mooy demee noonu kon nit ku ne maanaam li may wax toujours rek di ko lancé di wax Baye Fall yi muy Baye Fall yi nga xam ne man ñoom laa bokkal Serap Fall di leen gën a ñaax rek ñun ñëpp ñu gën a booloo ndax Cheikh Ibrahima moom ñaari rek la tegoon tànkam muy jëf liggéey ak joxe jëf muy liggéey ak joxe kon liggéey ak joxe boobu maanaam ci la tënkoon boppam te kon tey ji Baye Fall yëpp bu ñu maasee woon doon benn tànk
kon yaakaar naa ne lu bëree waroon ko fi mën a faj waaye xañ na ànd boobu moo xaw a des kon nañu sëriñ bi gën a doolee tawfeex rek ba ànd boobu am kon ñu ngi leen di siyaare bu baax waaw di leen xamal ne dëkk bàyyi nii sëñ Mountakha sëñ Amdi Mourou Mbène lii moom maa la ko yóbbante nan ñu dimbale ngir jëmi Seera Fall ñu geesu waa Turki ndax ñi fi ne sonn nañu trop wallaahi naa si barki Seera Fall Sénégal yi fi nekk sonn nañu suñ la ko waxee sonn nañu suñ la ko waxut sonn nañu am na nag ñu fi nekk ñu ne seen jàmm waaye booy xool ñi fi sonn moo ëpp ñi fi ne seen jàmm kon nan ñu dollee dimbale te xam ne ñun dañoo génnoon wut si te dañuy ñaan yàlla rek delluwaat Sénégal ndax ndey ak baay moo ñu gënal lu ñu mën a am ci àdduna kon ki bàyyi ndeyam bàyyi baayam ñëw ci dëkk bi di daj ay coono yoo xam ne nii kenn xamut nu mel doy na waat trop kon nan ñu gën a dimbale loolu moom ñu ngi koy yónnee si Mountakha di ko yónnee si Amdi Mourou Mbène nan ñu dimbale bu baax ñu ngi leen di saare bu baax nag di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di saare mboolem Sénégalais bu nekk ci dëkk bi di leen ñaanal yàlla suñu borom yokku tawfeex yëpp. waa sëñ Jibril. waaw nu ngi lay ziar. waaw fii la war a góor. jaajëf fekk si nañ leen Istanbul. waaw. ana naka ngeen di dundee Istanbul. waaw ñun de xanaa sant yàlla bu baax rek yonent bi ak Serigne Touba waaw xëy di góorgóorlu rek lañ fi nekk rek yombul nag quoi Istanbul ba mu yombul mais nag bon ñoo ngi sant yàlla bu baax ah vraiment waaw. Jibril Wagne xanaa ku ko wax xel yëpp dem suñu mbokk lawbe de min na tukki xanaa. waaw wér na waaw ñun nag moom loolu lañ xam moom waaw yàgg na ci suñu maam yi ba tey nax ma di jaal rek la ñu xam waaw nii li woon naa lu woon ndeelu rek waaw di sant yàlla bu baax tamit vraiment waaw ne ci li ñu war a nekk tamit waaw saa su ne moom ñoo ngi ci li ñu war a nekk xam nga xëy ak wàcc ñun loolu la ñu xam te dëkk bi xaw na métti ci ñun trop parce que ñun moom jaay ak jënd la ñu xam. te xam nga ak njaay meeg njënd mi moment bii nii ak xaalis bi fii mu toll day xaw a métti quoi ci suñu boor bi mais yàlla baax na ñoo ngi sant yàlla bu baax. vraiment di leen sant yéen tamit waaw waa Jazboul Mouride ñoo ngi leen di bëggee bu baax a baax. di leen warmal lu yaatu yéen rek la ñuy teewlu barke sëñ Touba waaw jaajëf. keneen si mbokk yi di Matar Saliou sëñ Matar fekk ko fii aussi si boutique am ñuy daan doole ku leen fekk fii ñu nekk xam ni seen mbokk sénégalais yi ñoo am jom lañ si li ñuy def. Matar ñu ngi lay nuyu di la ziar seen télévision Lamp Fall seet si woon leen fii si Istanbul doxantu yan kàddu naka ngeen di dundee fii. sëñ bi maa ngi nangu ziar te di la ziar di remercier nag waa Lamp Fall TV ci initiative bi ngeen def ñëw ba ci biir Turquie ne di ngeen xool doomi sénégalais niñ fi toogee vraiment c'est un geste à saluer maa ngi leen ci remercier bu baax. naka ngeen fi toogee. waaw ni ñu toogee fii ci diwaanu Istanbul ay immigré lañ ay doxandeef yu nekk ci bitim réew. Sénégalais nag macha allah bëri nañ ci dëkk bi ndax mu ngi yokk macha allah c'est vrai réew mi nag jafe-jafe nag bëri na fi parce que tey jii Turquie pour nga doon immigré fi bu intégré système bi dafa metti dañ cee xajalu lu bëri loolu nag ñu ciy tàllal loxo monsieur le président de la République Macky Sall ngir mu gën ñoo dimbali ndax je pense que l'immigration moom ci 21e siècle bi ñu nekk dëkk yëpp a ko accepté te ñun sénégalais accepté nañ ay doomu Turquie ñu ngi bëri Sénégal di fa liggéey avec la liberté tey jii boo xoolee fii conditions yi metti na trop ci immigré yi da ngay gis ku am kayit dem di ko renouveler fay taxi yi ko war yëpp dugal kayitam ba mu neex ko ñu ne ko ibtaal nañ la mooy rejeté nañ la te duñ la delloo sa xaalis waaye décret bi nga xamante ni monsieur le président de la République da ko amoon mook son homologue Tayyip Erdogan en 2017 dañoo décidé woon dañuy may sénégalais yi fi nekk yëpp kayit yaakaar naa fichier bi jàppuma lim bi mais bëri woon na woon ci liste boobu 2017 ak 2022 je pense que maintenant su ma juumut 5 ans juróomi at am na 70 sénégalais yoo xamante ni ci liste boobu lañ bokkoon ba léegi seen i kayit génnut kon loolu je pense que état wu Sénégal war naa gestu doomi sénégalais yoo nga xamante ni 70 personnes yi ba léegi état wu Turquie nanguwuñu ne délivrer seen i papier te yaakaar naa ñooñu war nañ leen a jox ginnaaw loolu tamit li fi ñëwaat ci ay sénégalais te mënuñoo am ay kayit bëri na ñu fiy rejeté bëri na man nag li ma ci gën a metti mooy doomi sénégalais ñuy jàpp fii ci dëkk bi jaay ñu lu bon defuñu trafic dara dañ leen di téye lu ñu leen laaj permis de résidence amuñu ko mais permis de résidence bu la ko état bi refusé jox noo koy amee. ñun bañ ñoo fay ay tax si dëkk bi nañ wax lu ñuy fay daal di am ay kayit nu ñu fiy nekkee ñu di ko fay comme ñëpp ndax dëkk ba nga dëkk sax da ngay fay ay taxes pour mën faa vivre mais tout dément jàpp nañ fi ay sénégalais ci lan lañ leen jàppee amuñu permis de résidence ñu téye leen ba mu neex daal leen di déporter nañuy déporter sénégalais yi mun naa ni moo ëpp ci doomu africain yi ñi gën a déporter fii ci Turquie te loolu pour man suñu état moo leen ko yombalal ndax ambassadeur bi fi nekk man xaw ma lu bëri ci diplomatie de mais man jàpp naa ni sénégalais bu ñu fi arrêté war laa déporter il est au courant te bu fekkee ni sax document yu ñuy signé la
yaakaar naa ñoom dañ leen di aviser kon ngir yàlla wa rasul yi Sénégal dafa metti moo tax doomu aadama yi di daw di ñëw fii te jooruñ fii koo fi gis soutien des familles la mu ngi dundal ay ñit koo fi gis yaayam daa teggi natt ñii dañoo jaay seeni bien ñii dañoo leb nu ne lañ leen fi indee nga ñëw ba fii di as gor grand ñibbi ni méttee boo ko waajee rek yow booy dem am na lu la manqué te yaa waaj ak sa sago de léegi yow di as gor mbooloo mbëri yaakaar la ñu tànk téye la ci mbedd yóbbu la téye la ba mu neex la fukki fan ak juróom ñu ne déporte te defoo dara te bañ fi déporté ay doomu sénégalais ba léegi mosumaa gis état wu sénégalais daal ci jël benn responsabilité l'ambassadeur yi fi mës a nekk ci jamono sëñ Isaka Mbacké ba tey koo ci wax xam nga lu ñuy wax moytu leen mais moytu bañ ci leen duñ xëy liggéeyi on a droit à se réveiller aller travailler mais Turquie ñu ngi Sénégal nekk fa ak jàmm ak salaam pourquoi pas ñun mënuñu ko fee am mën nañ ko fee am certes dëkku jàmbur la mais tey jii li ñu ko fiy may man mënumaa waxe état wu turc mënumaa jot si ñoom mais on a ministre des affaires étrangères am nañ ambassade ci dëkk bi am nañ président ngir yàlla wa rasulu yi nañ ñu dimbali parce que ñun Sénégal développement bi dañ cee bokk kër ya fa rafet yu ne moodu ñu ngi ko fay tabax waxuma la sax kër yi mais maanaam ñun ay soutien de famille lañ koo fi gis gannaaw mu ngi dundal mbooloo mu bëri ngir yàlla war rasul yi doomu sénégalais yi ñuy déporté président Macky Sall nañ ci dimbali ak sunu ambassadeur man xam naa ne ay jàmbaar ngeen mais wallahi loo leen def ñun dañ koo xeeb ñun yéen a tax ñun c'est grâce à nous que vous gagnez des salaires ambassadeur ku fi nekk fii Turquie ñun ñoo la may xaalis kon munoo am lu fi gën a kawe ces immigrés là nañ ñuy gestu di ñu xool grand nekkin bi métti na ci réew mi de sénégalais day feebar day ragal a dem hôpital barki Serigne Saliou Mbacké ndax bu fa demee li muy njëkk a xalaat mooy dinañ ma laaj séjour awuma ko est-ce que police dina ma fa fekk daal may jàpp fii chaque jour nga gis fi koo xam ne dafa faju ba pare ñu bloqué papier ci biir hôpital yi ndax ñu ngi koy laaj xaalis moom ne ay 50 000 télé ay 100 000 télé mënu koo faj état wu Sénégal Macky Sall ñu ngi lay ñaan nga dimbali ñu te yàlla kase tax te xam ne ñun de sa njaboot lañ bokk Sénégal de bu neexoon fa la ñuy toog àll dafa metti nga xëy gisoo baay gisoo yaay gisoo sa benn mbokk askan nga nekk si biir ñoom tam la ñuy wax déggoo ko ngay jaayante seen biir wax dëgg fa yàlla gënalu la mais ñàkk pexe moo ñu fi bàyyi mais man sénégalais ñiy déporté moo ma gën a metti parce que wax dëgg fa yàlla damaa xam ne li ci déporté lu xajul si as gor grand ñit loolu mun na seen ñibbi sax mu perte conscience perte morale bari ñu tee liggéey yi te fii xoolal xeet yëpp a ngi fi sénégalais kese lañ fi yàpp ci déporté ndax pour man damaa jàpp ni état bi moo leen ko yombal ak sunu ambassadeur loolu mooy première partie bi. mooy première partie bi mooy dernière partie bi ci kàddu yi am solo yi nga xamante ni yëkkati nga ko fii ci Istanbul ci Turquie mu doon cri de cœur d'un Sénégalais parmi tant de Sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi dund fii mu doon nag ay préoccupations yu bëri yoo xamante ne am nañ ko dégg ngeen wax na problème mu papier wax na fi problème de santé te loolu ça se répète ndax ñi ñu jëlagum ñëpp même préoccupation boobu la ñu am maanaam feebar am jafe-jafe yu faju këyit yi daanaka mënuñu see def lu bare loolee yëpp nag xam naa ni ñu lancé nañ ñoom appel ñi nga xamante ne ñooy autorité sénégalaises yi ngir ñu gën leen see taxaw yaakaar naa ni président mu ngi leen di dégg ministère des affaires étrangères ñu ngi leen di dégg maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñooy yor lépp lu jëm si wàllub sénégalais de l'extérieur ci réew ma ñu ngi leen di dégg leen boobu nag yàlla na am saafara ci lu dul yàgg dara di la jaajëfal bu baax a baax si kàddu yi am solo yi. yéen tamit waa Lamp Fall vraiment di leen remercier ndax télé bu la boo xamante ni yéen a ngi gestu diaspora bi foo leen dem ci àdduna rek la leen fa taxate yëkkati boo leen ko defee ba pare di ngeen dem ci sénégalais yi te ñun loolu la ñuy xaar ci médias sénégalais yëpp te loolu la ñuy xaar tamit ci homme d'État yi le président Macky Sall bu yàggul dara jóge na fi certes il a raconté certains des sénégalais le président de la fédération sénégalaise ak ay jëwrinu daayira maa ngi koy rafetlu mais pour man bu fi ñëwee. su ko temps mayee même bu ko mayut na ko ci dugal ñun njabootam lañ ki tax nga doon li nga doon mat naa fonk de kilifa yi fi ñu tegu ñun ñoo leen fa teg man bokk naa ci ñi nga xamante ni on a crié pour que Macky Sall soit au pouvoir c'est vrai mënuñu koo gis mais bu fi ñëwetee na recevoir Sénégalais yëpp ci salle donte ñëpp duñ mun a wax mais kenn ku ne ba may question booy poser nga poser ko poliment dans le respect ndax kilifa la mu ñuy déglu daal di mun a faj suñu aajo dëkk bi ñi fi nekk ay jàmbaar lañ trop. di encourager nag Sénégalais yi réew mi metti na mais li may wax gars yi bu leen bàyyi ndax fi ñu jóge moo gën a metti gën koo metti moo tax ñu ñëw fii tukki nag moom yombut gars yi li tax ma leen di wax loolu man nekkatuma gan ci dëkk bi presque macha allah la ñu jigee fii ay 10 ans biñ fi ñëw metti woon na mais on a eu le courage de rester kon ñiy doog a ñëw
metti na mais am leen courage te ngeen gëm seen bopp te nag dëkk boo fa nekkee na nga ko bëgg te nangoo liggéey bu yàggee yàlla suñu borom mën na laa dimbali Dakar yi nag man ñooy samay xarit gëwuma kapoo Dakar laa gëm xam nga tax gëwuma kapoo réew mi ku fi dugg tampon lañ la dugal tampon lañ la fi dugalee kenn juddoo bu fii kon ku fi ñëw rek Dakar nga ku fi bëgg a doon kapoo nag bëggal réew mi gëm sa bopp nangoo liggéey lu ne mën nga ko fi am ci barke Sëñ Touba Lamp Fall ca kaw ca kanam yàlla na ngeen tiim télé yëpp ci barke Maam Lamp waaye sama boutique bii di MSD yàlla na tiim ñëpp ci barke Maam Lamp Cheikh Ibra Fall mën na lu ne jërë ngeen jëf kontaan naa xunaa Bamba moo fi uutu si yonnen te misaal mi lu wér la fil Qur'aan kuray bay damoo ni gum ndeyam baayam bu baax nu sew tey damoo Seex Bamba ngir moo fi xotti baax